dëgg la nañuy enregistré. pare nañu jël sa numéro téléphone. parce que yow bu dee say ñàkk yal na la yàlla may gudd fa wér ku lay xeex yal na xaddi muy yow muy joo muy asan muy maar muy jën ñëpp dama leen di ñaanal yàlla gudd fan ak wér. wax ji passé du wax xolal. cee à point la caravane passe. dëgg la dëgg la. yéen li ngeen di xeex moo ëpp doole wax ju sew ji parce que ceeb bu sew bi ñu taam ma lekk moo ñu jàpp moo tax wax ju sew rek la ñuy wax. ok sister. dégg nga loolu. effectivement. donc les hôpitaux am naa ñuy wax ak askan wi. parce que yéen hôpital am na benn waay wax sànq di vidéo yónnee naa la vidéo bi waa ji neex boo feebaree nga demal jënd juróom-ñaari mètre percal sa toog sa kër. dinaa teg vidéo boobu di nuyu ki ko defar dinaa ko teg. dinaa ko teg vidéo bi ça m'a beaucoup fait rire mais dëgg ay dëgg kese la madame Ba maa ngi lay remercier maa ngi lay remercier bu baax ci intervention bu am solo bi yow rassembleur nga yow ndey ji seex nga yow puso nga da ngay dugg di boole nit ñi pour que ñu doon benn te ci loolu laa la xamee depuis le départ continue d'être comme ça te yàlla continuer di la sàmm di la yónnee son esprit saint pour que nga continuer li ngay def mission bi ngay def pour Sénégal man daal vraiment naw naa la trop respecté naa la et je te souhaite une bonne continuation ñu déggoo bu ci kanamee. waaw maa ngi wax Assane nag ko def vidéo namm nañ ko Assane na def live dañ ko dem. daa xam naa mu ngi lay déglu man nag wax dëgg yàlla man lépp lu may indil problème dama koy moytu lépp lu am problème dama koy moytu lépp luy indi problème dama koy moytu. mani gën di mindeef dana am problème mu ñàkk. ok madame. d'accord madame Ba waaye mani ku ci nekk yow nga say problème mu àddina doy na la sëkk dimbali di defal Sénégal di bëgg defal Sénégal rek ñu nag la fii ñu noonu supp non doy na ok madame mënoo ko bañ baax na mënoo ko bañ merci beaucoup ni ooba rek sama yax yi nekk ginnaaw rek merci waaw loolu dox rek mu ci tàkk merci beaucoup ma sœur merci beaucoup jërëjëf ngeen nekk benn xeex bi benn la. merci beaucoup partagez leen vidéo bi ma dugal léegi Kepson moom dafa am benn témoignage aussi bu mu war joxe ci erreur médicale yi kooku doon wax di madame Ba sama suñu sœur suñu benn sentinelle donc may woo Kepson su ma paree woo Rosalie su ma paree woo Kepson ma woo suñu sœur Amina Rose Tavares am na témoignage bu mu bëgg a joxe moom tam di leen wax ni lii nekk temu tey bi am na ñu bëri ñu mu laal parce que bëri na ñu dem Sénégal ñu def loo xam ne naka sa dul noonu ñu perdre seen doom perdre seen jëkkër perdre seen yaay am na ku ma waxtaanal fii Kepson prends ton téléphone ok ma jël Amina Rose donc moom mu def son témoignage. WhatsApp audio. waaw asalaamaaleykum mon fils. kooku si samay doom lañu damaa am ay doom ci combat bi mon fils comment vas-tu. maa ngi lay woo léegi mbaa yaa ngi ci jàmm. ça va alhamdulilah partagé leen vidéo bi maa ngi sant yàlla bu baax. partagé leen vidéo bi yaa ngi en direct pencu askan wi pencu tey bi thème bi essentiellement c'était ay quelques éclairages par rapport ak audio yi circulé par rapport ak man di wax ni ko Omar Ndiaye benn yoon laa wax ak moom avant problème bi am te daf ma doon ne juboo leen maanaam li madame Ba di wax léegi li Ousmane doon wax waxuñu ci leneen ba démb man vraiment donc bu leen yàq deru doomu jàmbur bu leen tooñ yaa ngi di tooñ nañu moytu ak baaxul maa ngi lay jox la parole nga participer ci live sur les négligences médicales. dëgg la maa ngi nuyu waa Pel bi yëpp ñi nga xamante ni ñu ngi déggu xam nga maa ngi leen di ziar di ñaanal jàmm ñëpp. amiin xam nga ndax àdduna amul benn solo loo gis day jeex lii yëpp ci àdduna dong la yem. dëgg la xam nga. xam nga ubbi ji buntu bi. donc vas-y maa ngi ubbi buntu pour sama doom. maa ngi déglu naa live bi daanaka live bi yëpp déglu naa ko. ndax George ci boppam léegi woo naa ko ci live am. dégg na li ma ko wax donc ça ne vaut même pas la peine que may ci jaarat wala leneen. ndax bon nekk nga koo xamante ni man maa la yaayoo yow nga doomoo man maa la doomoo nga yaayoo ma. xam nga donc nga nekk koo xamante ni
dama la respecté bokk nga ci ñu bari ñi nga xamante ne respecté naa leen nga xam ne àdduna amul benn solo loo gis day jeex donc problème bu amee rek manque de communication moo am te man gisuma fi problème ba manque de communication di fi am ñi nga xamante ni nag parce que yow ci sa bopp joo wax naa ko léegi ni ko yow joo ci sa bopp xam nga problème lépp lu am man leer na ma François tamit lépp lu nga xamante ni leer na ni la yow lépp lu ci am man leer na ma ndax am na lu ma xaw dund ci biir affaire yi donc du ci nekk naan nii la demee lii leer na leer ci yàlla leer ci seen bopp ñi nga xamante ni ñoom ñooy jël ay audio di ko transformer ah allo ñi nga xamante ni ñooy jël ay audio di ko transformer ku ci mel ni Bibiche Fall na bàyyi li muy def Bibiche Fall bu fekkee yaa ngi may dégg bàyyi li ngay def dëgg la li ngay jël di transformer di jaxase affaire yi bàyyi li ngay def xam nga ñenn ñi nga xamante ni nag dafa am dañoo dem di tafu ak nit ndax xaalis bëgg ci takkal joor wala ñu bëgg la ci takkal nañ bàyyi li ñuy def seytaane baaxul man xam naa lépp jawul nag may nekk fii naan damay éclaircir ndax wax dafa jooy ñu ni ko looy jooy ñu ne dañ maa wax te jotaguma nañ bàyyi li ñuy def Bibiche Fall bàyyi li ngay def man ak yow diggante nañ maintes fois ñëw nga di def investigation maintes fois xam nga ki ko yabal nag man xam naa lépp réseau bi ni mu demee lépp xam naa ko Marème Sall depuis Maroc yow tamit bàyyi li ngay def lépp xam naa ko mais nag bis bu wax jotee dinaa dugg wax amul bu problème fekkee nag loolu xam nga instant bi mooy loolu quoi maa ngi jégalu nag waa panel bi maa ngi leen di jégalu waa hôpital yi nga xamante ni nag mooy xam nga souvent Sénégal moom na ma yàlla baal man dama koy waxte dee bu yeboo nit jéppi ma ci wala nit bañ ma ci Sénégal duñu mës a soppeeku duñu mës a avancé ndax Sénégal moom booy seet corruption bi moo fa ëpp doole da ngay indi sa mal boo neexalee gaa di nga ci buntu bi 10 000 mu buggal la Sénégal tant que corruption bi jóg fa lii yëpp du fa jóge nañ ko waxte dee amul ay matériel amul dara waxuñu waxi matériel mais ñàkk gëm sa bopp nit ku ñuul moo gëmul boppam wax ma nit ku ñuul lan la créé wax ma nit ku ñuul ban évasion la def nit ku ñuul mooy loolu c'est inconnu mais li ñu mën moom surtout mooy xeex suñu biir ñun moom mooy xamul lu ko waral nag boo xoolee fii Amérique même fii Amérique c'est pareil mexicains yi dañoo solidaire dañuy avancer rek chinois yi mais ñun bëggante waaye nit ku ñuul yi ñoom lekkante rek dañuy jaayante suñu biir les uns contre les autres toujours te loolu depuis maam ya nag war nañu xoolaat suñu bopp maa ngi lay remercier bu baax mon fils kontaan naa. non amul benn problème. waaw donc ba ci kanam yàlla sàmm la may la jàmm ju bëri. au revoir. passe une excellente soirée. Allez, bye. Merci beaucoup merci man affaire boobu jaaxal na ma ban traumatisme la ñu am ndax ban traumatisme la ñu dund ba waral ñun en général dañuy lekkante suñu biir Viviane may ma dugal Rosalie mu nekk benn femme boo xam ne dafa am lu mu dund. loo xam ne ci erreur médicale mun nañ ci jàngal lu bëri Sénégal di wax ni tey live bi ay témoignages la Maman Marie maa ngi lay nuyu ma grande sœur adorée grande sœur dëkk naa Medina ba jóge fa mus nga maa gis ma xuloog nit déedéet xam naa ni doo ko wax de INSEPS mus nga ma xuloo nit déedéet mus naa saaga professeur non waaye léegi nag man maay jinne bi maay jinne Côte d'Ivoire léegi dañ maa soppi ma nekk jinne Côte d'Ivoire Sister Rose maa ngi lay woo de maa ngi lay woo nit ku ñuul ni mu bokk soxoree ci moromam moo ma jaaxal le beau chéri Chacha Lazo welcome Mam Diarra Mam Thiabapay welcome back et welcome back à tous ceux qui viennent de nous reprendre en cours may jox la parole suñu benn sœur suñu sister koo xam ne dañ koo xam réellement bokkul ak juste réseaux sociaux mu xam ma bokk ak moom sax jàngale ci benn école bu nekkoon Dakar ma doon ànd ak moom di ñibbi di ànd ak moom am na moment ñu dëkk donc sister Amina maa ngi lay jox la parole defe naa ni ci thème bi ñu war a wax tey am nga lu bëri looñ ci mën a wax parce que defe naa ni tu as vécu dans ta peau les défaillances du système sanitaire sénégalais maa ngi lay jox la parole nga partager ak penc mi sa expérience boobu te di la ko massawu bu baax a baax di la jaale xale boobu noonu
gën a yàlla jël. waa kay sister ma lay remercier bu baax ci invitation bi. tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue, sister. Voilà. ma lay remercier bu baax di nuyu ñëpp ñu nekk ci panel bi. ñu déglu émission bi. ñu lay fay sister. man sama intervention. C'est vrai que je l'ai vécu dans ma peau mu nekk lu metti sax. tey jii bu ma nee mun naa ne li ma gën a motiver ma génn Sénégal immigré sama loolu ma dund en 2011 moo ma ci gën a motiver moo def sama motivation pour ma mun a immigré ndax dama demoon ba am un traumatisme boo xam ne ñaanatuma woon yàlla sama benn doom feebar ba ma mun a dem ak moom hôpital. dëgg la bu leen donc wootee en 2011. bu leen wootee ba yaa ngi may dégg bu baax. xaaral ñi auditeurs yi laa wax. bu leen wootee ba témoignage bi jeex. auditeurs yi laay wax. ñiy woote Espagne arrêté leen gars yi woote France arrêté leen ba suñu auditeur bi wax ba pare dégg ngeen na maa ngi leen koy ñaan pour que ñu defal suñu live bi bu baax a baax vas-y ma sœur. Vas-y ma sœur. ok tu me reçois bien. On te reçoit 100%. 5 sur 5. Voilà. Léegi ce qui s'est passé. sama doom elle avait 4 ans et demi. léegi mu am benn feebar bu ñu naan végétation je crois que en wolof on appelle ça yaaf. Yes. moom laa yaakaar daal je suis pas très sûre mais defe naa loolu la. te végétation dafa nekk loo xam ne. parfois da ngay mel ni kuy fàtt ak yooyu. mais c'est pas une maladie très grave dañ la koy dindil. genre curetage la rek. nga ñibbi sa kër. donc xale bi mu ko amee ma yóbbu ko hôpital ñu xool ko ñu ne ma végétation la mais dafa nekk ci benn état avancé. il faut que ñu opérer ko. jox ñu rendez-vous et tout balaa rendez-vous bi di jot sax elle allait très bien doon jàngi ba veillu intervention bi sax elle était à l'école et tout. ma xëy le matin yóbbu ko hôpital. déjà bi ma yegsee 7 heures fekk nañu fa ñu ngi ko doog a jël vers 12 heures. 7 heures ba 12 heures. vers 12 heures ci lañ ko yóbbu pour defal ko intervention bi léegi bi mu demee wàcc bloc noonu ñëw ma gis ne elle saignait léegi major bi ne ma nekkal ak moom ci salle bi non seulement sax salle bi ñu nekkoon délabrement bi fa nekkoon yooye gi kenn xamul mais bon xam nga dina am moment yoo xam ne yow doo tallool yàkkamte nga rek génn ba ñibbi sa kër. léegi bu ñu toogee noonu xale bi di saigner. bakkan bi di saigner noonu. ma ne waaw parce que grand frère am yow xam nga ko junior defaloon nañ ko ko. musul defaloon nañ ko ko non junior amygdale lañ ko defaloon. bi muy saigner noonu ma signalé ko major ma ne ko xale bi de day saigner. mu ne ma c'est pas grave li muy doog a wàcc bloc la dina bàyyi. mais ba léegi jógul ñëw xool xale bi. n'importe quoi. ma bàyyi noonu benn infirmière ñëw bi mu ñëwee ma signalé ko la même chose ma ne ko xale bi bakkanam bi ni muy saigner nii mu ne ma non li mu doog a génn bloc la dina bàyyi. ma jël dem ci oto bi jël paquet mouchoir yooyu ñuy def ci oto. waaw. may jël di fomp bakkanu xale bi ba xoolal ba paquet bi jeex. ma toog ba benn moment xale bi mu woccu deret bu ñuul je te jure de li ma lay wax ni sama doom maa ko dund mu woccu deret bu ñuul rek ma tëb daw bi ma daw see fekk médecin bi ko opéré c'est un professeur ce n'est même pas un médecin ordinaire c'est un professeur ma fekk ko mu toog ci bureau devant son ordinateur ma ne ko docteur venez vite elle a vomi du sang noir. My God. ba léegi jógul fu mu toog lim ma ci tegal mooy ne vous inquiétez pas madame ce sont les résidus de l'anesthésie parce que yu mel noonu man je me dis que man geste boobu mooy li ma gën a marqué ci scène bi parce que ku dem ba ñëw daw si ñëw ne la sama doom dafa wocc deret bu ñuul la moindre des choses nga jóg ñëw tiim malade bi xool ko mais ba fi ma la koy waxee ni li may wax bu dul dëgg yàlla bu ma gisee sama doom yomal xiyam. man bi ma dégloo vidéo femme bi doom di dem récemment am chirurgien bi ñëw di démentir
man ça m'a fait rire parce que dama ne dafa am yoo xam ne nit da ngay sóoraale ëllëg di nga dugg ci bàmmeel kuy wax da ngay wax dëgg te yàlla tax parce que femme bi elle n'a aucun intérêt toog di wax loo xam ne du dëgg man li may wax ni je l'ai vécu Sénégal il ne s'est pas levé pour ñëw xool xale bi loolu xale bi ay 14 heures la génn bloc donc ñu nekk ci situation boobu Hélène xale bi nekk mu ngi def hémorragie ba ay 16 heures ci la papam aalu dem ci major bi ne ko mais venez voir ma fille parce que ça c'est pas un saignement normal ci la major bi doog a ñëw xool xale bi bi mu xoolee xale bi effectivement xam ne li c'est pas normal ñu doog a nekk ci biir hôpital bi nag di wër médecin bi médecin bi ñëwee man ma taxaw fi ma tax ndax yàlla daf ma may dama dal ma toog rek fi ma toog di ko xool ma gis mu ñëw xool xale bi il était inquiet man je savais qu'il y a quelque chose ci saa mu woote bi mu wootee ma gis am keneen ku ñëw wàcc si ndekk boobu waa réanimation la doon woo mu ci la ma doog a ne oui madame il faut qu'on l'amène en réa parce que dañ ko war a intuber donc il faut ñu yóbbuwaat ko bloc mais tu te rends compte une petite fille de 4 ans war a subir ñaari intervention en moins de 8 heures de temps voilà mais je me dis que bu fekkoon moment bi ñu leen signalé loolu ils avaient pris la peine de se lever pour venir voir la petite dëgg la yàlla mooy jël mais léeg-léeg loxol doomu aadama da ciy dugg bien sûr te sama doom dem na gëm naa yàlla mais ils sont responsables de ce qui s'est passé massa te man ba fu muy mujj xam naa ne ils ont dû toucher une veine au moment de l'intervention moo tax xale bi wàcc noonu ak hémorragie te bu fekkoon ne amoon nañ conscience professionnelle bi ci waroon bu fekkoon jëloon nañ seen responsabilité ba mu mat kon xëy na mënoon nañ ko teel a sauver. ma sœur loolu ban hôpital la woon. mais ban hôpital la woon hôpital CTO. Je peux même citer le nom du médecin, du professeur si vous voulez. Vous pouvez, parce qu'il faut dénoncer ces négligences-là. On est là pour ça. On est là pour ça. Il faut que ça arrête. Ku bañ a ñëw ci penc bi boo taxawee ak malade léegi na nga jël sa respect nga def ko comme sa doom booy opéré xale nga jàpp ni que sa bakkanu doom ngay sauver waxal tur bi loolu ngeen di def penc bi léegi pour loolu la on va lutter contre ça. Voilà. C'est un professeur en ORL, il s'appelle professeur Karim Diallo. Professeur Karim Diallo. Je ne sais pas s'il est toujours là-bas, mais c'était au Nekon. Nous, les médecins, les infirmiers, ils sont tous des Sénégalais comme nous. Mais, comme nous l'avons dit, nous devons d'abord suñu réew. Merci. Dëgg la. Donc du ne dañ koy wax pour xat benn médecin waxuñu pour yàq kenn mais dañu koy wax comme ça buy opérer ci doomu aadama mu jël toute sa responsabilité parce que ku fi defati musiba dañ lay indi ci penc mi balancer sa tour ñëpp xam ni que def nga yëf yoo xam ni c'est pas professionnel tu as manqué de professionnalisme t'as manqué d'éthique t'as manqué de sérieux il faut dénoncer on va dénoncer ma sœur avec toi et tous les autres témoins qui vont venir. li ma ci gën a métti xanaa soo defee une connerie pareille tu prends l'humilité sax de parler avec les parents mais gis nga jour boobu ñu delloo la xale bi bloc jour boobu laa gëj a gis Karim Diallo ba fii ma koy wax ak yow. même pas toog ak yow def ak yow wax ak yow après ba xale bi gaañoo. du tout ba pare ils ont eu le culot bi xale bi gaañoo dañu woo pour nous réclamer de l'argent qu'on devait payer. mbaa fayu leen rek. J'espère que vous n'avez pas payé. Non, yow Hélène, c'est ça, xamante nañu. Man je suis très positive, très passive, mais ñàkkuma fayda. Fula la xamé dé. Fula la xamé. Ñàkkuma fayda. Bu waxante dëgg do nga joté ñàkkuma fayda. Woté bam ni ñu wo pour ñu ñëw fi xaalis bi, doot ñu ko dolleeti. Très bien. Très bien. Mais nak il est temps que médecins, ce sont nos frères, ce sont nos parents, nos maris. Il est temps que ñun ñëpp ñu jéem a xool nu ñuy changer dëgg la l'État a sa part de responsabilité mais li tax ma ne ñoom la même ci enseignants yi tey man li may dégg grève des enseignants grève des médecins yëpp c'est le côté salarié
musuma dégg grève hôpital wala grève ki ñu naan ñu ngi grève parce qu'ils n'ont pas de matériel parce que malade yi ils sont pas dans de bonnes conditions xëy na am na mais man dégg guma ko dëgg la donc ñun ñoo war a xeex loo xam ne mooy tax suñu dëkk changé mooy tax suñu réew changé Europe gii nii soj dong bu la yóbbu hôpital dañ lay traité ni mu waree ba ngay génn wallaay dëgg la nit ñaa ngi fii dee parce que dee fu nekk la am mais conscience professionnelle bi am fii en Europe amul Sénégal et c'est ça qui a motivé sama immigration tey merci parce que sama doom jooju gaañu ndeysaan Fatima Zahra la tuddoon mooy sama taaw bu jigéen moom ay góor rek laa amoon moom laa njëkk am comme jigéen mais sœur mi après je me suis dit que ñii du ma toog ak ñoom Sénégal yàlla nattuma ñuy feebar war a dem hôpital lii di ma dal ndax c'était un traumatisme pour moi et c'est ça qui a motivé sama immigration tey ma wax ko donc il faut que ça change il faut que les choses changent nit da ngay jël sa responsabilité boo nee lii laa war a def surtout muy moo xam corps médical moo xam corps enseignant dafa nekk lu délicat loo xam ne mën nga cee rey nit mën nga cee sànq nit ba ilaa yow mi diini donc dafa nekk loo xam ne nit ki fooy liggéeyee ak liggéey bu munti nekk jox ko akkam ba mu jeex li ci des na nga bàyyi ak suñu borom mais am na yoo xam ne tey médecin yu bëri leer na ma ne ñu ngi tëdd waaye bu guddi jotee duñu nelaw ndax ils font des cauchemars yoo xam ne ndax seeni erreur yu ñu def ça fait mal au cœur ndax bakkan dafa fort nga foyee ko nit ki dem noonu sa famille se retrouve dans un cauchemar boo xam ne kenn xamul fuñ koy yeewu jee yow nga dëdd sa kër ne da ngay nelaw mais doo nelaw nañ waxante dëgg il faut que ñu delloo si suñu xel conscience professionnelle dafa war ko jàngale ci école yi dès le bas âge nit ñi am ci seen mu def ci suñuy bopp may leen ko ay kër mais Sénégal da ngay ñëw may leen ko ay kër may leen ko ay kër waaye please may leen ko ay kër ñàkkal fayda giñ lay ñàkkal fayda même avant Fatima mi am na sama benn doom Cédric bi ma koy accoucher et c'est toujours à l'hôpital CTO bi ma ñëwee dama ñëw fekk médecin bi ma doon suivre sax wax dëgg yàlla sama xarit la sama parent d'élève la ndax boobu j'étais enseignante au cours Sainte-Marie de Anne man bu ma ko woowee ci guddi gi mën na ma heure boo ñëwee rek fais-moi signe bi ma ñëwee ay 7 heures du matin ma laajte ko ñu ne ma bloc la fanaan mu ngi doog a dem ma ne comme ku fanaan bloc tamit rafetul ma di ko woo heure bi bàyyi rek ma xaar xëy na des na ni ma tëddee noonu ci lal bi Hélène sama poche doo romp ma daal di wax ki ma dendal ma ne ko wool ma infirmière bi gaaw infirmière bi ñëw bu mu ñëwee xool ma ne ma madame dangaa yàkkamti rek waaye boo yeboo nga xaar di génnaat ak chariot bi ni muy génnee rek dajeeg docteur bi nga xam ne moom moo may suivre waaw kooku ne ma kañ nga fi ñëw mën na ko sànq ay 7 heures mu ne infirmière bi ma wax loolu de delsi rek chariot bi ñu xool ko en docteur bi dafa ñëw daf ma xool rek ne leen amale naa vite en salle elle est en train d'accoucher gis nga te moom mu ngi la fa doon bàyyi xam nga lan la ma infirmière bi wax après waaw munoo ma woon wax ne malade docteur nga mooy yéen mais quel est le rôle que ça joue loolu la ma wax ça joue aucun donc rôle ça veut dire que ça veut dire que boo fa xamulee kenn wala amoon noo fa ñëwee il se fout de toi mais loolu ba kañ lay jëm loolu te mu ngi existe Sénégal ba léegi mu ne la lu tax waxoo ma ni que malade docteur nga donc yow boo nekkee malade docteur loolu la ma wax yow on te donne dañ lay jox sa ak dañ lay respecter voilà dafa toppatoo la boo ñëwee yow Samba booy xamoo kenn on te traite comme une merde quoi mais c'est quoi cette connerie mu ngoog ñaari cas yooyu yëpp man je l'ai vécu personnellement donc il faut que ça cesse merci beaucoup changement du loo xam ne c'est superficiel les mentalités doivent changer d'abord Sénégal fii ma ko gis nii fekk mentalité yi changé wul on a beau parler mais duñ dem fenn dëgg la sister nit ki da ngay bëgg sa bopp tant que bëggoo sa bopp munoo bëgg sa morom munul nekk sister donc médecin yi ñun nekkuñu fi pour xas kenn nekkuñu fi pour ŋàññi kenn dañuy dénoncer loo xam ne dafay gangréner suñu société te moo bokk na ci ñu teree dem parce que santé dafa nekk lu important santé ak éducation
mooy deux socles yoo xam ne mooy développer réew. donc buñ ci jógulee dara du dem. médecins yi nañ ñu dimbale ñun ñëpp ay sénégalais lañ ñun ñëpp ay mbokk lañu. mais nañ ñu dimbale prendre conscience bu baax ci li ñuy def ndax bakkan dafa fort te ku lu xasa dem doo dellu si. France. nañ ñu dimbale ñu ngi toroxal ay famille ñu ngi tumrankeloo ay nit. ndax nit dee dafa metti nit imagine toi un enfant de 4 ans et demi. loolu amul dara gënu koo metti koo xam ne la veille jàngi na amoon feet seen école di fecc ci feet ba yëpp moo ko amee woon xëy ndax yu ñàkk fayda nii ñu yóbbu xale bi nii dafa metti en tout cas ma sœur tu sais man booba léegi musuma toog fen ba di ci wax tey laa ci doog am courage wax ni ndax tellement que c'est dur te da nga koo def c'est pas pour sànni kenn xeer mais c'est pour témoigner pour ëllëg il faut que ñu jël c'est pour mettre fin à ça il faut qu'on mette fin man bi ma xoolee témoignage ndaw si ni doomam ji décédé dafa mel ni sama je n'ai pas écouté la vidéo ba fin ndax j'ai revu le film de ma journée là en 2011 comprendre nga donc nañ dimbale nit ñi dafa metti bakkan dafa fort jël doomu nit wala jël jëkkëru nit yaayu nit frère nit ni ci lu ñàkk fayda am na sama benn copine mu ngi Dakar frère am décédé na y a même pas 3 semaines hôpital Fann erreur médicale tamit ci yàlla un jeune boo xam ne un jeune de 40 ans loolu lu ko gën a metti ci yàlla donc il faut ñu xoolaat suñu bopp hôpitaux yi nañu xoolaat ni ñuy def bu amee lu leen manqué pour seen fonctionnement ñu dénoncé ko population yi jàppale leen ci mais bu fekkee ay salaire rek la ñuy dénoncé duñu dénoncé loo xam moo leen di teree def liggéey bu normal nit ñi mënuñ koo xam il rejette la faute sur eux donc ñun ñëpp ñoo war a bokk combat bi mais erreur yi il faut que ça s'arrête bakkan kenn du ko foyee kenn du foyee bakkan ba pare may wax chirurgien boobu il se permet di génn naan dafay démentir mais femme bi ban intérêt la am toog di fen alors que doomam dem na ba pare ban intérêt du sama doom dee on m'a appelé pour payer on m'a appelé pour ma ñëw fay facture te boobu sama doom dee na ba pare pour lan fan lañ teg loolu te avant intervention bi j'avais payé pour lan non il faut que ça cesse état bi nañ ñu ci dimbale bu ñu ci état bi dimbale ñun population bi bu ma nee population bi ne ñëpp a ko bokk ñun médecins yeeg ñëpp ñoo ko war a xeex mais médecins yi on a des médecins yoo xam ne dañoo jàng mais boo gisee li yëpp am c'est le système qu'on a moo tax toujours man je te disais que tant que système bi changé wul rien ne va changer au Sénégal parce que impunité moo tax ku nekk rek da ngay def lu la neex ne dara duma ci fekk dëgg la en tout cas sister man tu as tout notre soutien xam nañu suñu wax mënul tax ba xale boobu Fatima Zahra dellusi mais ñu lay ñaanal yàlla barkeel njaboot ji may leen longue vie te may ñu vraiment ñu bañ a dundati drame yu mel noonu quoi. Tout à fait. Voilà, donc on est avec toi, du courage. Ok, merci. France, Ok. Guys, Italy. c'est dur. Italy. C'est dur. Bàyyi leen ma dem ci liste d'appel bi ma woote. Kooku di woote démb. Kooku di woote pour waxal nit depuis démb. Man j'ai une mémoire d'éléphant. Boo wootee du ma la jël xam nga lu tax parce que du ma leen may buzz. boo leen soxlaa lijjanteeg man def leen ayez le courage que j'ai bëgg Bamba wooteel maa ngi dugg ci liste d'appel bi ayez le courage que j'ai moi j'ai pas le temps des petites querelles et des petites personnes non j'ai jamais été dans le lumpe là on parle de choses sérieuses on n'a pas le temps de gens qui cherchent à faire leur marketing à mes frais man mayewuma buzz sponsorisé wu ma kenn kii lay set Aïssatou Tamba je ne sponsorise personne tey Saudi Arabia +9 bàyyi leen ma jël liste bi waaye parce que aussi il faut que ñu juste Sénégal mënuma bañ a jël ñi nga xam ne dañoo woote fekk ligne bi occupé sister xaaral ma xaw ma nu may unknown caller
ok numéro bi xaaral ma dem bloqué ko comme ça j'ai la paix Bëgg Bamba yes Bëgg Bamba wooteel. Unknown caller. Ok, sister, je suis un peu perturbée aussi, hein, et c'est quelque chose d'extraordinaire ce qui s'est passé avec ta fille. C'est vraiment, j'aimerais que médecins yi ñuy xalaat vraiment ku mënul live doo bàyyi nit ñi live nit ñi dañ live de. Bëgg Bamba maa ngi lay woo. Aïssatou Tomba. Allô? Oui. Allô? Allô? Oui, oui, da nga woote woon pour intervenir ci live bi. waaw. Tur bi naka la? Man Omar laa tudd. Unknown caller. Omar na nga def léegi xam nga dama lay jox la parole jox la 2 minutes nga wax rapidement. D'accord? waaw comme ça ñu mën a passer aux autres intervenants. waaw ok vous avez la parole. waaw thème bi nga jël tey am na solo trop macha allah. da nga nekkoon victime négligence yu mel nii ah. waaw parce que man moom wax dëgg yàlla assisté na malade yu bari Sénégal. Unknown caller. dëgg la. Sénégal assisté naa malade yu bari wax dëgg yàlla mais bu la yàlla dimbalee ba nga jóge Sénégal ñëw Europe. di nga xam ni Sénégal doxul maître ci wàllu faj. dëgg la maanaam docteur yi xamadi ko nañ. ñàkk nañ certe xamuñu dara teg. dëgg la. waaw te xam nga tamit maanaam suñu état yi tamit. maanaam boo néewee doole ñoom wàllu faj bi tamit taxawuñ ci ñoom tamit. dëgg la. parce que faju nit ki bu feebaree faju bu xiifee lekk loolu mooy yor réew. dëgg la. waaye ku si toog di ngay jël ay milliards di sàcc booy bëgg a dee askan bi nekk fi di dee dafa ñaaw daal lii dee Sénégal deewul fenn ci àdduna bi. dëgg la. te loolu yëpp médical bu bon rek moo koy joxe. effectivement en tout cas merci beaucoup. waaw man mi lay wax ni mas naa yóbbu benn malade. xaalis lañ laaj xaalis malade boo xam ne xoolu googu dafa bokk dara xaalis lañ laaj ci tàng bi ni xaalis temps bu ko joxewul. Unknown caller. te xoolaguñ ko teewaguñ ko rajo defaguñ ko dara. xam loolu dafa ñaaw ci réew mu toll ni Sénégal. waaw xaalis bi la ñuy njëkk a lijjanti ah. xaalis la ñuy njëkk a lijjanti li ma lay wax nii lu leer la xaalis la ñuy njëkk a lijjanti lu ma leer laa ci am. dëgg la ay naw donc man ñun ñëpp su fekkente ne amoo xaalis da ngay dee su fekkee amoo xaalis da ngay dee loolu dañ ko war a dépassé. war nañ ko dépassé état bi war na jël responsabilité am parce que ci point boobu c'est un droit en fait ça c'est dans la déclaration universelle des droits de l'homme gis nga l'individu ma wax loolu fan lañ ko jëlee te droit la c'est-à-dire que état bi chaque jour que Dieu fait jàppale ni que l'état sénégalais viole les conventions internationales yi mu signé parce que dans la convention dans les déclarations dans la déclaration universelle des droits de l'homme n'est-ce pas dafa nit ki bu néewee doole c'est-à-dire que mënul jël boppam en charge c'est l'État qui est qui a pris des engagements c'est l'État qui est tenu mu jël maanaam mu jël le relais quand citoyen bi dafa échouer à pouvoir se prendre en charge c'est l'État sénégalais ak état bi mu munti nekk mooy jël en charge citoyen boobu li nga xam ni moo nécessaire à sa survie et à la conservation de ses droits humains c'est-à-dire de la dignité humaine état moo ko war a def maanaam yow boo demee chez le boo feebaree yow ñu faj la dafa bokk ci droit boo xam ni c'est un droit universel à la santé donc état bi moo jël mooy garant l'État est garant que yow boo mënut a faj sa bopp état bi faj la looloo tax c'est pas par hasard que boo leen nekkee ci dëkk tubaab yi même ki nga xam ne dafa ñëw amul kayit boo feebaree dañ lay faj ba pare buñ la fajee ba pare ñu doog a xool nan la ñuy jaaree par ay système yoo xam ne organisé nañ ko pour ñu mun a fay structure sanitaire bi la accueillir donc Sénégal li ñu def dañuy violer les droits de l'homme chaque jour dans les hôpitaux médecin bi taxaw di la laaj ñaata xaalis nga est-ce que yow nga xaalis pour que ma accueillir la pour que ma opérer la mu ngi violer serment boobu nga xam ne da koo def waat googu mu waat
serment d'Hippocrate parce que bu xasee ba taxaw ak ku feebar koo xam ni bakkanam mën na ko ñàkk waratul xoolati xaalis dafay xool li nga xam ni moom da koo wàcc ci kanamu yàlla parce que bu leen fàtte ni wàcc ci kanamu yàlla la Sénégal xaalis lañuy njëkk lijjanti nag loolu xaalis lañ en tout cas gis nga soo yoree bokk la sa am nuñ lay tractaré boo yorul dëgg la waaw parce que maanaam tamit deuxième fois am na loo xam tamit bëgg naa si wax tamit ñu bàyyi bu baax mooy ñi nga xamante ni dañ leen di jël ñuy bale hôpital yi ba si yàgg ñu jox leen ñuy piqûre ba si yàgg fekk ay femme nekk ak loolu dañ ko war a métier mi dañ ko war a jàng nit ci rey nit ñi ñaata jigéen ñooy am doom ñu toog seen kaw biir bi ñu dee ñaata jigéen ñoo am doom mënuñu leen a sauver te ñoom jànguñu nañ loolu Sénégal nañ ci taxaw médecins yi ñuy jàllale pour kii sama nijaay sama fii lay liggéey sama papa fii lay liggéey sama mag fii lay liggéey ñuy jàllale nit ñi xamuñu dara ñuy rey nit ñi nañ bàyyi loolu nañ teg lépp si yoon loolu mooy yoon merci beaucoup sëñ bi jërëjëf nguur gi tamit na taxaw si xaalis bi ñuy sàcc mu def ko si sanitaire bi nit ñi mën a wér merci dëgg la merci beaucoup jërëjëf Hélène merci beaucoup merci kontaan nañu merci beaucoup pour la contribution donc waxtaan bi mu ngi continuer dans les groupes WhatsApp donc bu leen ko fàtte waaw dugal ma si merci beaucoup ok jaajëf merci beaucoup voilà donc ma dellu rek ci liste bi di wax Bëgg Bamba am na ñoo xam duggupee xaaral ma jël ñi nga xam ne ñoo njëkk a woote Bëgg Bamba maa ngi lay woo pour ce témoignage dinaa woo Aïssatou di wax partager leen da leen continuer di partager vidéo bi quitte à ce que comme ça mu am notification gars yi xam ne ñu ngi def waxtaan bu am solo Bëgg Bamba ma chérie maa ngi lay nuyu asalaamaaleykum grande sœur maaleykum salaam nuyu naa la maa ngi lay fay ñu ngi lay dalal maa ngi lay nuyu waaw maa ngi lay nuyu di nuyu ñëpp ñiy seetaan live bi ñu ngi lay fay sister waaw donc dama seetaan mais dama gis ñaari affaire yoo xamante ne ci live bi daf ma tikke donc ma ni il faut que ma participer benn bi mooy dama gis ku wax ne bugguma ci dellu si waat mais dinaa ci souligner lu ndaw rek après ma jàll dama gis ku wax ne Serigne Assane suñu grand mi ngi seetaan te effectivement loolu dëgg la parce que bu gisee ay sister di xuloo te xam nga ñun ñëpp a xamante woon ci panel yi yow mii nga xamante ne yaa defar lépp ndaxte budul woon yow tey xam nga nit ñi duñu daje bay décider ba xam ndax dañuy def live wala duñu def live ba nit ñi di tas tey jii buñ demee bay toog di wax ci xaalis aussi am nga benn wàll moom am na ci wàll donc man sama xalaat bu gàtt mooy moom bu demee ba gis ni yëf yi jaxasoo na war na mën a toog boole sëram yëpp ñu toog parce que ay jigéen lañu te góor moo ñu yilif ci benn côté donc bu ci mënee wax dinañu arranger bu baax mu régler loolu ñun dénk nañ ko mu xool lu mu ci mën ci def ba réeroo du am parce que bu ñu demee ba xam leen ñoom ñaar yow am nga ci wàll moom am na ci wàll parce que yaa defar lépp macha allah sister donc beneen bi mooy am na benn dame bu wax nañuy enregistré dëgg la yore nañu ay téléphone dëgg la man dama yoroon benn enregistrement boo xamante ne maa ngi ko amee Albert Roy yi lii man maa ko dund xaw ma na auditeur ñu ngi may déglu ñu ngi lay déglu bu baax sister ma tañu ma ni xaw ma nu mu def ba génn sama téléphone mais jëral na ma wóor ko yaa 1 an ci ginnaaw sama doom Bamba dafa feebaroon ma yóbbu ko hôpital Fann ak Roy mais bi ma ko yóbbuwee donc médecin bi ne ma nañ ko defaral prise de sang nañ ko defaral ay analyse donc ma dem pour ñu defaral ko prise de sang bi mais bi ma demee ñu ne ma toog le temps may remplir fichier bi ñu ma joxoon fiche bi ñu ma joxoon mu am benn daam bu dugg ak doomam donc daam boobu dugg ñu ne daam bi na génn daam bi génn léegi man maa fa nekkoon ak sama doom ak doomu daam boobu mais gis nga grande sœur gis nga li ñu def xale boobu man mënuma woon génn bàyyi sama doom foofu ki ma doon jox référence lañ koy woowee xaw ma turu Bamba yeeg yooyu pour mu remplir fiche bi mi ngi ëmb ba 10 mu am ñaari fii yoo xamante ne ñi ngi jëlal xale bi ñi ngi koy jam mais xale baa ngi yuuxu kenn ki comme xale dafa ragal piqûre donc kenn ki mi ngi jël tànk xale bi tàllal ko jël coude mi bës ko ci tànk xale bi pour bañ
xale bi bougé keneen ki mi ngi jël loosu xale bi bës ko tourné ko bloqué xale bi pour bañ xale bi tourné xool piqûre bi keneen ki de 3 filles ci benn xale bu ndaw boo xam te ne 5 ans la am keneen kaa ngi jël loxo xale bi tàllal ko li may wax nii lu leer laa te yaa 1 an ci ginnaaw te j'espère que live bi ci ñooñu kenn am na ku toog di déglu rek oh my god ñu tàllal loxo xale bi bëgg jël veine bi jàpp veine bi non seulement ñu ngi ko takk ak élastique ñëpp xam nañ li ci jël di ci def prise de sang ñu bës loxo xale bi yëpp ma toog rek armé wu taxaw di xaar rek ñu ne ma génnal ma seetaan leen ba ñu pare ñu ne ma madame vous pouvez sortir man leen sortir jàmm ñu ne ma leen du ma génn yéen li ma gis ngeen def xale bii nii da ngeen bëgg man ma génn bàyyi leen ak sama doom ngeen def ko nii ñu ko ci àdduna rek daam bi ne nga xam te ne moom mi ngi ëmb ba 10 mi ngi ëmb ba 10 de ne moo génnul du ñu daal xale bi bu ma génnul man du ngeen faj sama bopp man leen loolu lu ñuy seet la ma këcc sama téléphone teg li tax ma gën a bëgg la parce que ñun suñu bopp ñun yaay ñoo war a am la fayda ñun yore suñuy téléphone di enregistré di filmé bu dee nguur gi wala di caméra ñun ñu amal suñu fula bopp ñun ñu defal ko suñuy bopp pour di am suñuy dëgg parce que am na yenn yoo xamante ne léegi ku di ko def rek yow la neex ok suñu toog nii ci jamono ji pour ku ñu la def rek pour man yow la neex mu xëcc sama téléphone teg bés dictaphone bi teg man leen du ngeen laal sama doom mooy dem ngeen tës parce que man dama ñëw andi pour fekk mais gis nga bi ma defee loolu commencé di xalaat ñii di wax ñii di kii ñu naan lan la leen bu ñu sama doom du xam ngeen lay def ñu ne ma waaw man leen moom laa yóbbul audio bi mais gis nga François professeur yi ñëpp génn parce que ñu ci bëri di ma commencé di wax xam nañ ni li may wax noonu dëgg la te xam nañ ne man maa nekk ci dëgg. bien sûr. mais est-ce que loolu. jaaduwul xale bu ndaw man dama yóbbu sama rakk ba France gis naa nu ñuy toppatoowee xale. toujours. gis naa nu ñuy naxante ak xale dëgg. mais pourquoi médecin yi nekk fii pourquoi ñoom du ñu jël xale surtout xale waxuma sax man mais xale nga am xolu yërmande xale boo tiimee xale rek yow li nga war a dëgg surtout kooku nga xamante ne ci nga ba ci nopp yi. waaye amul xale yi toog di seetaan ñu def loolu bébé boobu bu am 5 ans nañ waxante dëgg Sénégal li ñuy def dañ leen ci bàyyi te ñun ñoo leen ci bàyyi man pour man toll nañ koo xamante ne même boo war a toog ak sa médecin war nga mën a jël sa dictaphone nga teg. parce que question yi ngay njëkk a posé mooy nekk yow da ngay ñëw ci fekk si. lan moo andi sa doom wala di nga posé ay questions yoo xamante ne man pour man. moom ci boppam moo la war a. mais yow lay xaar yow nga surtout boo ëmbee moom boo demee hôpital tu es mal barré dégg naa accouchement bi c'est pire man musuma accoucher Sénégal mais man dama amoon résolution ba may dégg affaire accouchement dama ne woon bés bu ma demee accoucher Sénégal ba infirmière manqué ma respect damay wàcc fa ma nekk doo xoolal xeex ak yow créer dinaa la xeexal ba yow créer problème boo xam ni dootoo ko defati mais c'est que jigéen ñi dañu bàyyi di give up dañu bàyyi di d'accord nga ëmb ñu lay naan ba muy neex fekkeewuñu naan mbala bësal li ci xoolal toogal foofu di la wax waxu ñàkk keesu yoo xam ne teguñu ko fenn parce que moment boobu dañoo jàpp ni que mënoo défendre sa bopp parce que boo tase woon ak ñoom ci mbedd kese duñ la wax yooyu. sama municipal bi am na benn histoire bu mel noonu bu ma déggoon boo xam benn dame dafa accouché ba pare. bi mu accouché ba pare balaa muy ñibbi ba faju ba mu leer ko ni tane balaa muy ñibbi mu dem attaqué ji benn infirmière. song ko xeex. ñu laaj ko lu tax mu ne parce que ba muy accouché da ko doon mbajat tànk. di dóor ci tànk yi. merci beaucoup dem attaqué ci ko. réglé la muy réglé ba pare doog a ñibbi. def na il a bien fait Azou le beau welcome. welcome à tous ceux qui sont là Azou dinaa la mës a woon ak Azou nga waxtaanal ñoo. tuuti nga may ñu tuuti ok sister xoolal donc lan la li nga wax noonu man li nga préconiser là d'accord jigéen ñi jël leen seeni caméra filmer leen enregistrer leen yónnee leen ñu tegal leen ko ci penc bi man de ba ma ko defee te enregistrement yooyu dinaa ko seet bu dee sama téléphone mi ngi sama téléphone may ñaan mais loolu laa def te ba ma ko defee dafa marché ba ma ko defee bàyyi nañ ma toog ak sama doom traumatisé wuñu ko li ma laaj pour ma jéem a effacer ma leen bu ma ko effacer parce que lii ay preuve la donc loolu lay encouragé nit ñi ku ci mën a def lu mel noonu
nga def ko donc mi ngi noonu bëgguma yàgg ci ligne bi ci loolu laa amoon comme di ko teem merci bëgg Bamba kontaan naa merci contribution bi kenn ñoom mamita ñoom ñëpp nam naa di leen wax ne nañu jàpp rek bañ a bàyyi parce que li ko def donc loolu la ñu bëri war a suivre topp yaa ngi noonu Assane ubbi na bunt yi yow ubbi nga bunt yi nañ ci dugg te def li ñuy def ci la ak fayda bàyyi ngeen wax yi ay détails la merci beaucoup sister donc effectivement maa ngi lay déglu bare di continuer di déglu laaj nii naa ñëpp merci beaucoup merci voilà donc kooku doon bëgg Bamba benn sœur bu nekk depuis Dakar mais di participer ci travail bi ñuy def pour reconstruire le Sénégal reconstruire système bi nga xam ne Aïssatou maa ngi lay woo yaa ngi ci beneen appel bàyyi ma dem ci Kepson bu fekkee ni bëgg nga continuer témoignage bi xaaral ma xool message yi ma jot am na ci koo xam ne tànk bi dafa damm ñu fracture ouverte ma yaakaar ne dañ ko waroon a faj ba pare ñu jël tànk bi tabax ko ak góom bi tànk bi affaire bi nëpp sama benn sœur oto moo ko fiir moom tam wax dëgg yàlla mu daj lu ne mu daj ko ba ñu mujjee dagg tànk bi te ay médecins yuy koppartu malade laa la waxte lu mu am yëpp mu yem ci asalaamaaleykum allo oui asalaamaaleykum maaleykum salaam soxna si na nga def maa ngi fi ça va sant la bu baax tur bi ak xam naa fi ngay woo man la Béya na nga def maa ngi si jàmm waaw chaque jour dama lay seetaan mais tey moo ma ne faaw ma woote dëgg la Béya merci beaucoup yaa ngi ci biir penc bi xam nga thème bi right waaw man dama bëggoon def benn témoignage bu ndaw rek ci wàllu hôpitaux yi et tout effectivement yaa ngi ci biir parce que man dafa am benn bu ma xaw a jaaxal parce que c'était en 2003 sama yaay dafa amoon benn problème mu estomac noonu rek comme genre ulcère affaire yooyu léegi mu dem hôpital mais li ma si gën a jaaxal mooy que dañ ne ko waaw dañu regroupé yeneen c'est toi dañu regroupé yeneen médecin wootante seen biir après ñu ñëw mais man li ma si gën a jaaxal ñu laaj ko ñaata doom nga am affaire yooyu dugg na fii génn na fii sama yaay wax yépp léegi ñu ne ko léegi dañ ñuy jox sa numéro téléphone mais bul bouger bul tukki bul dem fenn dañuy jox sa numéro téléphone saa yuñ la soxlaa rek dinañ la woo te saa yuñ la woowee rek préparer say bagage nga teg ko saa yuñ la woowee rek ñëwal mais sama yaay woo ma ko man affaire bi xaw ma jaaxal ma ne ko mais yow xanaa ñoom bu dee loolu la bu ñuy opérer nit dinañ ko wax lan moo ko dal donc ba noppi ñu doog ko opérer wala ñu def analyse wala ñu xam lan moo nekk ci nit ki pour ñu mën ko opérer mais mu ne naam ma ne ko mais yow préparer say bagage nga toog nga ñëw xaar xaw ma dafa am luñ bëggoon jël ci moom jox ko nit je sais pas xaw ma quoi bizarre na c'est bizarre noonu lañ def ba benn jour daal ñu toog ay 5 heures ci ngoon noonu ñu woo ko daan ne ko léegi yow ñëwal hôpital léegi préparer sa bagage ñëw dañ la war a opérer mais sama yaay woo ma wax ma ko boobu nekkuma fa ma ne ko mais yow nan nga mën a demee ñuy opérer boo xam ne yow xamoo lan lañ lay opérer defaluñ la analyse defaluñ la dara mais affaire boobu jaaxal ma yéen waxu négligence ak ngeen di wax mais am na sax ñuy jël ay organu jàmm looy wax nii di ko jox ñeneen ndax ils sont capables de tout mais François Hélène nañu imaginer ñoom kon lan lañ ko doon doyee yow préparer nga toog saa yi ñu la woowee rek ñëwal mais lan bëgg ci moom te depuis boobu ba léegi sama yaay dafa mel ni sax foofu la jaaree wér dara jotatu ko ba ni ma lay wax ak yow depuis 2003 ñun sax xamuñu lan moo taxoon ñu bëgg ko opérer ak lan moo ko daloon. def na opération bi. musu ko def ba nii musu ko def. heureusement en tout cas. ba nii musu ko def te mu ngi dund en perte. dara jotu ko ba léegi ñoom mënuñu ko wax lii moo taxoon ñu bëgg la opérer wala nangam sama yaay daal woo nañ ko ñu ne ko doo dem. léegi mu jeewul dem ba noonu ba nii. ba sànq ba biig mais li tax ñu ne ko doo dem parce que liñ ko posé question ñaata doom nga am ak ndax mos nga am feebar bi ak ndax mos nga dal nangam ñu wax wootante seen biir ñëw ñu ne ko léegi yow demal nga toog saa ñu la woowee rek ñëwal. mais loolu lan lay nuru. bizarre ba bu ci mel ni Sicap hôpital Mbaaw Sicap Mbaaw la xaw ma. mos naa fa gunge sama jabaru sama jabaru seex quoi. ñu dem foofu mais am na ci benn daam bu njool damay fàtte tur bi daam boobu. bu duggee rek ci biir nit ñi da ngay gis nit ñëpp commencé saaga naan déggal leen ma xoolal leen ma ku nangam taan ndeyam kaa ngi noonu kooku naan yow kon xam nga kii ni mu nangam taane ndeyam
mais imagine toi loolu yow nga nekk médecin wax nit ñi war a wax nit ñi mais médecin yi ren ñàkk nañ kersa lépp lañ def par rapport ak fii boo fi nekkee man dama doon wax ci sama àdduna naan bis bu ma yàlla di may bis bu ma amee jëkkër na ba war a am doom na may bu fekkee mënuma ñëw Europe dinaa ne sama doom li kii sama jëkkër li ma war a ngénte ne na ma ko yóbboo clinique ndax ma mën a am jàmm parce que foofu képp ku fay am doom ñiy dee ñëpp yàlla mooy rey de mais man benn part bi je me dis que ne ce sont les médecins qui tuent parce que xamuñu dara. doy na waar en tout cas merci pour. xamuñu dara ba noppi da ngay gis médecin boo xam ne yow jàng ba am bac plus topp médecine day def médecine ba génn français bu jub sax mënoo ko làkk. en tout cas doy na waar sister en tout cas. doy na waar daal médecin yi daal ñu ngi noonu ñun luñ mënti xeex mais yow moom dafa courage chaque jour dama lay seetaan parce que tonton Jigo mooy partagé boobu ba léegi ma aimé man tam damay partagé xam nga yow bu la kenn découragé loolu li ngay wax ci dëgg nga ko teg te jàppale dëkk bi dong moo tax ngay wax ni gis nga ñeneen ñi wax ay seytaane donc sénégalais moo mel noonu buggul kuy avancé dëgg la buggul gis kuy avancé dëgg la sister lu mu xam ne lii ngi si mën na si dugg na ngir jaay seytaane wala jaxase te am na si ñoo xam ne gouvernement bi moom ñoo leen di yónni pour ñu jaxase parce que xam nañ ne li ngay def si boppam arrangé wu leen. seen objectif de Macky Sall la ñenn ñi seen objectif mooy Macky Sall xàmmee leen ne leen yow da ngay ànd ak Assane ñaata nga soxla man gouvernement bi bu ma doon wax ak moom wax xam nañ ma depuis 2012 li may def ni maa ngi ci depuis 2011 depuis 2011 laa ci nekk donc xam nañu ni du man la ñuy waxal du man may jaar moo tax na instant yi lépp lu ñuy mënti def ba yow yàqal la wala découragé la dañ koy def mais déglu loolu bul faale kenn yow defal li ngay def bul lijjanti kenn bul wax dara merci sister témoignage bi am na solo dama ne woon rek naa woote noonu pour xam nga kontaan nañu torop kontaan nañu témoignage bi ma yàgg ci ligne bi am na ñeneen ñu si nekk xaaral ma bàyyi leen bi comme man mënuma wax moo tax amul benn wax nga bu baax ok merci benn aspect problème bi ñu ngi lay seetaan saa su nekk du courage voilà merci sister on continue le combat yàlla baax na ok merci beaucoup waay merci gis ngeen aspect boobu yow nit koo xam ne dafa ñëw di faju si après nga ni ko defaloo ko analyse danga koo laaj ñaata doom la am ñaata truc nga ni ko demal toog bés dinañ la woo nga woo ko ne ko kaay ñu dañ lay opérer mais xanaa balaa nga opérer nit nga won ko ni dafa am lu mel ni wala lii ak lii moo jagul te nii lañu lii lañ lay defal du dëgg waaye affaire bi war na état bi war na ci jóg état bi war na ci jóg bu baax a baax état bi war na jóg bu baax ci système sanitaire bi war na jóg ci baax ci infrastructure yi war na jóg ci dotation en médicaments yi war na jóg ci management wu moyens yi ñu jox hôpitaux yi war na jóg ci personnel médical bi que les gens bu ñu wàccee les règles éthiques bu ñu wàccee seen serment ñu mën leen teg ci yoon te nee naa leen penc bi léegi dañu ko ubbi dafa am rubrique boobu nga xam ne dañuy dénoncer képp ku dem hôpital na nga filmer na nga enregistrer képp ku dem képp ku am truand ñu truandé la ñu def lu dul loolu filmer enregistrer nga yónnee ñu teg ko asalaamaaleykum Boubacar allo asalaamaaleykum waaw maa ngi fii maa ngi sant bu baax maaleykum salaam waaw defe naa maa ngi yow dañoo waxtaan waaw maa ngi mbaa yaa ngi ci jàmm mbaa yaa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm bu baax waaw yow laa waxaloon tey ci suba de du yow laa waxaloon tey ci suba waaw man la waaw léegi dama bëggoon nga wax ñu sa témoignage yow tam man la waxaloon tey suba quoi voilà yaa ngi en direct waaw comme man hôpital général bu Grand Yoff hôpital général de Grand Yoff ex-CTO waaw bu Grand Yoff CTO mooy hôpital CTO waaw lan moo la fa dal ak naka la demee maanaam damaa defoon benn stock Dakar léegi bi ma defee stock ñu yóbbu ma hôpital boobu noonu jour boobu noonu bi ma eggee partagé leen vidéo bi dañ ne ma maanaam dañ ne woon ma fekk maanaam carte d'identité ñëwut comme carte d'identité xam nga ku nekk stock moom mënutoo nekk di ay dajale ay carte d'identité bi tamit noonu quoi dëgg la doo ko tal léegi ñu ne ma fekk carte d'identité bi ñëwut ñu ne ma fekk carte d'identité bi ñëwut maanaam duñu laal malade bi nga xam ne léegi sapeur pompier yi dañoo mujjoon ne leen li ngi wàcc nañ ko seen brancard yi léegi seen responsabilité la nekk yéen ñu ko teg seen rajo ba téye
léegi jour boobu benn marocain waxuma la Sénégal de am marocain yàlla xam na ne moo mujjee ne moom moo garanté ba keroog carte d'identité bi ñëw pour ñu yóbbu ma urgent. léegi ñu def ma opération bi jaarut yoon. dafa raté. encore waaw léegi bi ñu opération bi jaarut yoon après ñu plâtré ma bi ñu koy plâtré dañoo plâtré waale góom. ñu plâtré waale sa góom. yàlla xam na dañoo plâtré waale góom. léegi yow nga des ak góom boobu ak plâtre bi ñaata temps. léegi après ci la génn jour bi ñu ko plâtré damaa génn hôpital bi quoi ñibbi Pikine. léegi ma toog ay fan affaire bi di nëb ci biir ma koy wax sama mag bi mu ne ma plâtre bee tàng rek noonu ma ne ko góom bi la après nag léegi dañ ko jëlee yóbbu ko demaat ñu ne góom bi dafa nëb plâtre bee tàng moo tax xam nga opération nga plâtre ko. nan ngay plâtré opération loolu xanaa man mii sax. loolu ma woon def. loolu xanaa ku xamul dara sax maanaam seen négligé la suñu négligé. nga xam ne maanaam opération boobu noonu après bi ñu ñëwee Europe bi ñu ko xoolee dañoo opération bi sax jaarul yoon lañ ma wax billaahi. te encore plainte bi man li ma jaaxal Sénégal mooy comme boo nee médecin problème tay boo plainte plainte bi day diil du am benn njëriñ man looloo ma jaaxal quoi. mais loolu dañ ko war a changer na ngeen porter plainte bu médecin yi defee yu mel noonu. da nga waroon porter plainte. il faut oser porter plainte. plainte nañ waaye plainte bi moo mujjul fenn ndax Sénégal moo amul institut bi fa nekk moo jaaxal ñëpp. yow mi niw doole boo plainte da ngay ñaan da ngay perte doo am dëkk. ndax Sénégal moo nekk dëkk boo xam ne korop wàllu mafia du ko jóg. léegi yow ba nga demee bi jógul Sénégal rek ñun liñ bëgg duñ ko am Sénégal. waaw loolu laxisme bi moo indi yu mel noonu yëpp di am léegi yow sa tànk bi après da nga dem ñu dagg ñu ubbi plâtre bi faj góom bi wala naka la mujjee demee. léegi bi ma demaatee hôpital jour boobu bi mu nëbee noonu dañoo yàq opération fi opération bi tollool opération bi tollool dañ koo yàq. dañ ko yàq. waaw dañ koo yàq defal ko ay palanteer pour maanaam mu mën di am air ndax médecin bi sax bi mu ñëwee loolu la waa ji plâtré na ko mosoon fi ñu plâtré la góob. waaw médecin bi mu ñëwee loolu la jour boobu na ko mosoo gis fi ñuy plâtré ak góob. waaw léegi nag sama mag bi nag dañuy plainte ñu def plainte waa wala plainte bi sànq bii may wax ak yow mujjul fenn. waaw mais xanaa ordre de médecin ñoo ci perte temps. léegi mbaa sa tànk bi delluwaat na nga mën a jot sa fonctionnalité yëpp yaa ngi dox. waaw sant yàlla baax baax instant bi moom alhamdulilah sant yàlla baax bi toll nii moom daanaka maam day soox nii rek waaye soox bi métti noonu quoi instant bi moom daanaka alhamdulilah bi toll nii may wax ak yow. ok sant yàlla au moins. lot de consolation. lot de consolation en tout cas du courage et merci pour ce témoignage. merci oui merci encore une fois. man am na ñu ma bëggoon a woo am na jigéen joo xam ni. voilà maa ngi lay remercier donc xam naa on reste en contact mon frère. ok merci. ok. ciao. gars yi nag man dama jommi de dama xaw a jommi nag sincèrement te sama énergie sax dafa xaw a jeex parce que problème yi bëri na trop sama énergie jeex na. asalaamaaleykum ok man daal vraiment Sénégal métti na de waa lii fuñ koy fu man daal c'est stressant man damay wax ni man sànq suñu sœur bi Rosalie mu ngi doon wax Amina Rose Tavares mu ngi doon wax li tax moom mu dellu Sénégal mu jóge Sénégal su ma leen di wax dëgg 2013 sama sécurité doom côté santé bokk na ci li tax ma doon ñibbi dama dellusiwaatoon Sénégal 2012 ba Macky Sall jëlee pouvoir négligence aussi au niveau de l'administration ñu dugal ba ci bureau bu amul chaise bu baax amul ordinateur amul prise électrique su ma bëggee liggéey damay obligé dem ci bureau secrétaire ba
toog fa branché sama ordinateur bopp Plan looloo tax plus un three cadre de three hiérarchie six 1 moo tax four ñibbi zero ak gis ni seven Macky Sall seven nawul five changé dara 19. asalaamaaleykum da ngay fay beneen bi jël live bi mon frère asalaamaaleykum gars yi nag da ngeen di woote bu ñu leen dugalee après je sais pas je comprends pas am na beneen femme bu def témoignage bu ma xaw a jaxase trop dama ko bëggoon a dugal moom itam mu témoigner affaire yi daal doy na waar bu dee dañoo bëgg a wax dëgg rek